Pape mu mel ni nag Sikicoor wa nga daanale foofee laay yëkkatee di ko jaajëfal bu baax a baax xibaar yi daañ ko dooree foofee xam ngeen ne la nga xam ne nag moom moo amoon ca Kandiadiou ñi nga xam ne nag ñoom ñoo bootu ci MFDC jamono yi nag ñu ngi ñaalu bu baax a baax lu ni mel te itam di sàkku ñu daal di ubbi aw l'enquête coow li ba tey ci langue politique bi mu mel ni nag jamono yi njiit bu réew bu Sénégal mi ngi tànn ñi nga xam ne ñoom ñoo di tête de liste jàppale ne diwaan bu Médina ka ñu taamu bokk na ci ki nga xam ne moom moo di Cheikh Tidiane Ba ñooñu Seydou Gueye nante d'accord ñu ci mbir mu ni mel moom Seydou Gueye di sàkku ci ñoom ñooñee ñu daal di jiital li nga xam ne moom moo di ak dal waaye itam li nga xam ne moom moo di jàmm daañu leen delluwaatal fa nga xam ne moom moo di ca Ouagadougou ca Burkina Faso addu itam ci li nga xam ne moom moo di wàllu caada suñu ay ndaw laataa ñu fay jugee daje nañ ak kenn koo xamante ni Ndiaga Diarra Fall lay wuyoo moom moomee mi ngi yëngu ci wàllu musique théâtre ak itam li nga xam ne moom moo di cinéma ginnaaw aw waxtaan woo xamante ni sekk na ko ak suñu ay ndaw daañ ko gën a faram-fàccee toftal ci li nga xam ne moom moo di wàllu tàggat yaram ak Mame Fatou Ndoye buñ ci noppee toftal ci li nga xam ne moom la yéene kaay yi xëyee ni ki tey mbokk yi léegi ma dikk ñu faram-fàccee. jërë ngeen jëf mbokk yi ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyu xibaar yi door ko na nga xam ne nag noonee la ñu ko junjee woon diwaan bu Sikicoor xam ngeen ne ndel fa explosé woon ba tax ay doomi aadama ñàkk fa seen ay bakken ñu bëri itam amoon ci ay gaañu ci la jamono jàppale ne waa MFDC ñoom ñooy sàkku ñu daal di ubbi aw l'enquête ngir rek ñu xam lu ni mel lan moom moo ko sooxee ñu teewlu ko nga xam ne nag moom moo yoroon seen i ay kàddu àdduna jëmale ci micro Boubacar Diassi ak Lamine Mandiang ñu teewlu. lu métti la ay doomu aadama noo dee te doomu aadama yooyu dee loolu ñoom ñun koy méttitlu loolu xam nga ni moom du yoon parce que ñun bëgguñu deret tuuru lu ñu bëgg a waxtaan ñu xam naka na lijjanti suñu problème daanaka li xew Kandiadiou waaye nag li yéeme moo di dinañu rey ba pare dañu naan dañuy def enquête waaye enquête yi moom xam naa bu yàggee dañ koy suul parce que du ñu am benn résultat mosul am parce que ñu bëri dee nañu fii ana résultat yi fii moom ku fi dee no yaa xam nag nga munti dee nañ naan dañuy diligenter ay enquête waaye enquête yooyu kan moo naka lay mujje kenn du xam waaw balaa ñu toog fi di tuumaal kii ak def kelee ak def su ko defee ñoom dañuy diligenter seen enquête ñu xam kan moo teg loolu ba pare ñu condamné ko mais ñun de ñu ngi condamné catastrophe bi am noonu waaw ndaxte rey moom kenn sant ko waaw. Covid-19 tolluwaayam fi ci réew bu Sénégal jàppale ne ni ki démb amul benn doomu aadama woo xamante ni daal na ci ñàkk bakkanam ñaar ci ay cas positif la ñu am ginnaaw bi nag junni ak téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñett ci ay test yoo xamante ni def nañu ko ñaar ci ay cas communautaire di ay doomu aadama yoo xamante ni am nañ Covid-19 te xam ñu rek fan la ñu ko jëlee ñetti ci ay doomu aadama itam daal nañuy tàggatoo ak li nga xam ne nag moom moo di mbas bi ñaar ci ay cas grave yoo xamante ni ñu ngi saytu seen wàllu wér-gu-yaram ca kër docteur ay junniy vaccin yoo xamante ni nag daañ ko defaree fii ci réew bu Sénégal ànd ci ak firme BioNTech lu ni mel nag ki ko biral di ministre belge wu coopération wu développement moom moomee nag Myriam Kitir lay wuyoo Alioune Dissa Préra moom moo tataan ay kàddoom. doit pouvoir produire ces vaccins. Afrique dafa war a produire ay vaccin te Sénégal moo war a wone yoon wi diggante IRESSEF ak Institut Pasteur Sénégal am na ay base yu baax ndax am na aussi ay scientifique yu nga xam ne ràññee nañ leen ci àdduna bi BioNTech nag wax na ni dina defar ab laboratoire fii ci Sénégal buy defar lu toll ci 50 000 vaccins chaque année te projet boobu dina tàmbali ci atum 2022 bii ñu dëgmal. lu bëri daal nay sooxe fa nga xam ne nag moom moo di ca Morolan ginnaaw Covid-19 gane si ba tey réew bu Sénégal tax na itam ñu daal di teg aw programme boo xamante ni daañu ci gunge ñenn ci ay njaboot yoo xamante ni nag Covid-19 laale na ak ñoom bu baax a baax Cheikh Anta Diop ak Selatir ci reportage.
ginnaaw mbas mi duggoon ci réew mi jàpp na nag borom kër yu bëri rawatina néew doole yi loole tax ñu amaloon ab enquête ci département bu Thiès ak Tivaouane ab programme bu ministère de la femme bi yor wàllu jigéen ñi ak njaboot gi amal ab programme bu ñu fësal fii ci Morolan fexe nag ba jàppale néew doole yi ñi nga xamante ni mbas mi laal na leen lool. fukki région ak ñaar yi ci Sénégal yan ñoom ñoo ci gën a am tolof-tolof ci mbirum feebar bi seet nañ ni Dakar la moo jiitu après Thiès ñu bëgg fas yéene nag jàppale ci 250 ménages mooy ñaari téeméer ak juróom fukk ñaar fukki kër yu nekk ñaari dañ koy jël féetale ko ñi nga xam ni ñooy way laago yi. di projet bu am solo boo xamante ni dina taxawu nag village yi nekk ci commune Morolan bi yépp ak ñi nga xamante ni ndóol gi dugg na leen loolee di xalaatu maire Morolan. bu ñu dugalee ñaari fukki millions ci commune Morolan am naa yaakaar ni dina am tuuti impact. tànneef bi aussi day jaar yoon day leer comme ni ñu ko waxee critères yi leer na kenn du mën a labaj maanaam mooy relais communautaire yi dinañ ñëw teewee ndaje yooyu pour vérifier ndax tànneef bi jaar na yoon wala jaarul yoon. dañoo bëgg en tout cas lii sax bi commune Morolan. ñii bëgg a liggéey au moins ñu may leen chance teg dara yoo xam ne dina leen sukkali. ci fukki commune ak juróom-ñett loolu suñu la tànnee tamit maanaam lu baax la maanaam dañ leen di gërëm waaye sas na tamit. ba yokk jéego yi askan wi mën a jote nag ci koppar yi ku ci nekk nag lal sa projet boo xamante ne daa ci mën a yëngu yokk koom-koom yi ba njaboot gi yépp mën cee jariñoo mu jur tawféex fii ci Morolan. ginnaaw Morolan ñu dem foo xamante ni soru ko lool di diwaan bu Mbour addu ci lu ñeel wàllu njàng mi ak njàngale mi foofee jàppaleen ci lu toll téeméer ak juróom fukk ci ay étudiants yoo xamante ni nag ñu ngi bootu ci UVS ñoom ñooñee la ñu mënta nangu mu di master wi nga xam ne nag moom lañ leen bëgg aaye naka noonu itam ñuy sàkku ci autorités yi nag ñu daal di amal aw sélection ndax itam critères yi nga xam ne nag ñoom moo dëppoo ak ñoom étudiants yooyee li ñu jàpp moom moo di matal nañu ko ba mu mat sëkk Omar Sow moom moo yoroon seen ak kaddu àdduna jëmale ci micro Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye. Le ministère de l'enseignement supérieur dafa teg ay propres critères am ne képp koo xam ne étudiant nga am nga 180 crédits am moyenne 11/20 am nga droit à un master. léegi tey ñoom ñu fàtte seen critères yooyu noonu bëgg ñoo sélectionné par quota. loolu nag ñun étudiants yi nous les disons non du jàll du dem te duñ ko nangu ñoo ngi alerter suñu papa yi suñu yaay yi suñu mag yi yeneen promotion yi nga xam ne ñoo war a ñëw après parce que lii buñ ko bàyyee mu jàll dëgg la dina métti ci ñun waaye suñu rakk yi nekk suñu gannaaw ñooñu ëpp fuuf te ci ñoom lay gën a métti te ci gàttal li ñu leen mën a wax mooy en tant que ñoom supprimer wuñu totalement sélection par quota ñun duñu bàyyi xeex bi. léegi tey nag d'accord nañu ak FENEV muy fédération bi nga xam ne moo regroupé tous les étudiants de l'université virtuelle ni dinañ tegagum ngannaay ubbi ENO yi étudiants yi continuer seen activité ENO yi continuer di fonctionner ba mardi le 2 nga xam ne coordonnateur woo nañu ñu taseeg moom waxtaan ak moom waaye suñu amul gain de cause dañu dellu si waat xeex ba keroog bu ñu am gain de cause. wàllu alam gi diwaan bu Bargny foofee nag jàppale ne ay soxna ñoo wàcc ca mbedd yàlla ñu bëggul mu di nag centrale charbon wa nga xam ne nag moom moo fa sampe ñu yëngu itam ci li nga xam ne moom moo di wàllu alam gi daal nañu dummóoyu li nga xam ne moom moo di COP 27 naka noonu itam ñuy sàkku ci banque africaine bu développement mu daal di seppi ay yoxoom ci li nga xam ne nag moom moo di yooyu les financement diwaan bu Tëngéej Abdou Diouf Diagne Ahmadou Bamba Samb. ci t-shirt yi ñu sol mën nañ see jàng dafa doy énergie fossile jéego bu am solo war nañu ko tekk ñeel climat bi karawaan ba nag ña ca ëpp ay jigéen lañu ñoom ñi ñuy fàttali banque africaine de développement li nga xam ne nag waxoon na ko. banque africaine de développement moom nee na woon centrale à charbon bi dootul financer ti charbon si Afrique mais dañu bëgg mu matérialiser ko maanaam mu bind këyit gu wane ne dootul financer charbon en Afrique mais centrale à charbon bi mu dellu si gannaaw ba mu doon lu leer ndañ si kanamu waa Bargny ak si kanamu àddina gi yëpp. actuellement gis ngeen ndox mi suñu gannaaw ku nekk xam na ne fii dañ fi doon liggéey at mu jot mais at yi yëpp mënuñu fi liggéey parce que ndox yi day bari te ndox yi bu ñëwee foofu lay taa te loolu lépp xam nañ ne ay effet changement climatique la suñuy kër yaa ngi ne la dafa dem ñun ñii dëkk si tam kanamu tefes gi suñu xaaju kër géej gi daf ko yóbbu te loolu lépp xam nañ ne effet changement climatique la. ñaxtukat yi nga xam ne yoon wi yëpp dañu ko doon way di xam ne nag duñu bokk ci COP 27. boo xoolee foofu
société civile bi ñoom ñooy toog di waxtaan bu ñu paree ñoom seen waxtaan am na ñeneen ñu koy jël bu ñu paree nag président yi soog a ñëw boo jotewul si président yi la nga bëgg mu am du yomb donc nag ñun ñu organiser contre COP ici au Sénégal xam ne ñun la ñu fay waxi ñun duñ ñu ko wax fii si Sénégal ñu dégg ñu xam ne kat ñoom nañuy doxale bëgguñu ko ndax li tax financement yu bëri dañ naan financement vert te loolu xam nañ ne dëkk yu mel ni Bargny mel ni Joal mel ni Saly ñoo si war a bénéficier wu mais kenn xamul fan la xaalis boobu di jaar. amul njaaxle ci mujjantal gi nga xam ne moom la ñu war a ñëw daal di am ba tax nag ñuy sàkku ci kilifa yi ñu teg ay jéego ngir aar li nga xam ne mooy planète bi. mbokk yi junjoon naa leen ko sànq bi ñu door yi lay jotaayu xibaar languk politique bi xam ngeen ne boobaak léegi ñu ngi fësal ñi nga xam ne ay tête de liste lañ ci yenn ci ay gox ci càkku teefu ki nga xam ne moom moo di président Macky Sall jàppale ne diwaan bu Médina foofee daal dinay leer ki nga xam ne moom moo di Cheikh Ahmed Tidiane Ba moom moo di tête de liste ñooñ ki nga xam ne moom moo di Seydou Gueye donte ànd ci mbir mu ni mel ki nga xam ne nag moom moo di Seydou la muy sàkku ci ñoom mu di ak dal ñu dikk ci ak Chérif Dia. jox nag xam naa ne du leen neex mais àddina moo mel noonu je ne serai pas la tête de liste de Benno Bokk Yaakaar Médina. xibaar bi jib yaakaar tas ci militant yu APR yu Médina seen njiit Seydou Gueye nekkul ki jiite liste bi ci élection locale yi Macky Sall Cheikh Bala tànn ñu jàpp ni kon adversaire lan dooleel. waxtaan nañu ci waxtaan la ñu génne ak président de la République. man ak Cheikh Ahmed Tidiane Ba ñu waxtaan information bi am solo mooy moom mooy jiite listu Benno Bokk Yaakaar kooku mooy premier point d'information toog leen. lim ñàkk a jiite liste bi terewut moom Seydou Gueye di dalal xel yi ne dina def kéemtulaay kàttanam ba militant yi bokk ci liste yi conseillers municipaux yi. taxul àddina jeex nekk ko taxul ma yokku wàññi ñàkk ko nekk taxul ma wàññeeku. demain dinaa woo Benno Bokk Yaakaar dajale leen pour ñu toog xool liste bi naka lañ koy defee loolu mooy suma responsabilité c'est pas parce que man nekkuma candidat rek dama war a bàyyi nit ñi ku ci bëgg a nekk candidat ci liste yi suma responsabilité mooy ma toppatoo la ba mbir mi yegg foofu. militant APR yu Médina am lu leen métti jàpp ni lu jiit njaag Macky Sall moom mooy njaag moom mi tànn candidat boo xamante ni bokkul ci parti au pouvoir ndax Cheikh Ba mouvement bi mu jiite. ci Benno Bokk Yaakaar la bokk. ñun mënuñu xëy suba ba ngoon bàyyi suñu toog bàyyi suñu lépp ñëw di nekk ci Macky Sall ba pare Macky Sall di ñu fayee lii waaye nag dañoo bëgg a xam ne lu dul yàlla rek neen ndax Macky Sall waroon na fay leneen Seydou Gueye lu bokkul ak lii. jërëjëf Chérif Dia ñu àddu ci leneen dem fa nga xam ne moom moo di Thialerane Samb xam ngeen ne ca commune bu Diossong la nekk foofe la fa manqué te itam askan wi di ko dund bari na wàllu courant mënuñu koo gis rawatina li nga xam ne nag moom moo di xuy xamaj jàpp leen ne poste de santé yoo nga xam ne nag moom moo fa nekk la fa nekk ci ay jumtuwaay itam bariwul ba tax itam askan wa génnoon nañ ca mbedd ma Aminata Goudiaby Abdou Karim Bey ci reportage ñu seetaan. ñoom nag pencum dëkk ba lañu tànn ngir rek waxee fa li leen metti ndaw yi bokk ci association ànd suqali Leeraan Samb nag ñoom nee ñu seen village boobu am na téeméeri at te ba léegi amul courant te moo ne de ñoom nee ñu bis bu nekk ñi ngi gis nguur gi di taxawal ay programme yoo xam ne yóbbu courant ci dëkku kaw yi moo ko tax a jóg. dëkk bu nekk plus de 1500 habitants amul courant am na dëkk yu ndaw am nañ courant fi mu ne ni tey dëkk bi toll na foo xam ne dafa war a am courant nañu dimbale indi courant bi ci Leeraan Samb ndax sunu xale ñi ngi ni liggéey mais mënuñ liggéey ci dëkk bi ndax amul courant. ñàkku courant googu nag ñoom ñu ni yombalul benn yoon liggéeyu personnel bi nga xam ne ñoom ñoo nekk ca poste de santé ba nekk foofee ci dëkk ba poste de santé boobu sax nee ñu daanaka lu bëri dafa manqué. poste de santé bu amul courant ni muy doxee malade ba nga fay hospitalisé fi mu ne ni guddi ay sonde la ñuy taal batterie solaire ba fa nekk bu guddee day wàcc malade yi bu ñu tëddee ci hôpital waroon nañu am ventilateur amul médicament amul garab def ngeen ci pharmacie ba léegi. Leeraan Samb village la boo xam ne ci commune bu Diossong la bokk ci département bu Foundiougne askan wa nag dem beeg dikk bi yombul dara ci ñoom ndaxte seen village boobu dafa ruqe loolu. bu nawetee kenn du génn yoon yëpp dañuy dagg ndox mi day taw kenn du mën a génn pour maanaam wane ne Leeraan Samb amul yoon loolu tey war nañ ko dépasser nañu defal ay yoon
yoon yi ñin dëkk yi am yoon gënuñi nañu defal yoon bi benn mu génn Diossong suñu commune bi nga xam moom lañ bokk wala mu génn Sokone bi nga xam mooy suñu capital ñin fa la ñuy fajee suñu soxla nañu defal yoon suñ bëgg a génn suñ bëgg a dugg. lu jëm nag ci wàllu jot ci ndox mu sell te baax ñoom nee ñu am na ci liggéey bu bëri boo xam ne nguur gi war na koo def ñoom sax ñu ni dañ leen faa war a tabaxal ab forage boo xam ne daf leen di jàppale bu baax a baax. li lay itam bokkoon na ci mu leen doon junj bi ñu door yi la jotaayu xibaar wàllu caada waxoon naa leen ne Ndiaga Diarra Fall aw sénégalais la woo xamante ni nag mu ngay dund fa nga xam ne nag moom moo di Ouagadougou ca Burkina Faso moom moomee nag di yëngu ci lu mel ni wàllu musique théâtre ak itam cinéma mu mel ni nag suñu ay ndaw laataa ñu ñibbisi daje nañ ak moom siq ak ñoom waxtaan mu wax ñu itam li nga xam ne moom moo di dundingam fa nga xam ne moom moo di ca Burkina Faso. Ibou Diouf Yaya Diallo ñoom ñoo daje ak moom ñu seetaan waxtaan wi. artiste bi bu ñuy wax ci lu laal mbiru cosaan ak aada bëri na ci ay fan yu muy laal bokk na ci compositeur réalisateur comédien la tamit kookee di Ndiaga Diarra Fall di doomu Sénégal buy dund fii ci Burkina Faso gannaaw juróom benni at yu mu fi def saa su nekk muy fësal pas-pasam ci wàllu cosaan ak aada. non Burkina li fi def mooy théâtre la fi def ak cinéma ça n'a rien à voir ak samay activité personnelle moom mooy ci commerce bi laa nekk ak ci samay business bopp quoi. Ndiaga Diarra Fall mi bokk na ci doomu Sénégal yi ñu gën a ràññee fii ci Burkina Faso moom mi tamit doon nañ ko wooye Telma Radiax ci théâtre yi mu jot a joué fële ci Sénégal jamono ji nag ñu ne moo jiite centre culturel Espace Morène te mu nekk ca Ouagadougou. parce que tous mes activités fii laa koy defee donc samay formation yi may def ak waa Burkina bi ak casting nga xamante ni réalisateur yu mag yi ñoo ma koy dénk fii laa koy defee fii ci Espace Morène. Burkina Faso di réew cosaan ak aada rawatina mbiru cinéma dëkk boobee nag may na artiste bii di Ndiaga Diarra Fall mu fësal lii mu tànn di ci yëngu saa su nekk. non fi ci wàllu aada propre xam nga man doomu Sénégal la quoi aw ma lu dul Sénégal représenté wu tamit ku dul Sénégal ça veut dire que vraiment ça va parce que li ma doon wut waaw parce que li ma doon wut si gis naa ko fi muy théâtre moom moo yokkoon tax sax ma ñëw Burkina Faso. gannaaw juróom benni at yi mu def fii ci Burkina Faso may naka nag mu jot a liggéey ay réalisateurs yu ñu ràññee bokk na ci ñooñee ndem si yàlla Idrissa Ouedraogo. non film bari na joué naa ci Bambino joué naa ci Sababiga joué naa ci le ron bu Tahirou Tasser Ouedraogo bari naa yi ma joué bari na trop. joué naa aussi Taxi pour Ouaga waaw benn court métrage la. jamono ji nag génn na album bu am fukki titre soobu na sax ci promotion bi bu weesoo mbiru cinéma ak théâtre ñu ne Ndiaga Diarra Fall bi moom commerçant bu mag la ñu xam ko tamit ci marché yi gën a mag ci Ouagadougou. Ibou Diouf ñu sant ko gërëm ko mbokk yi laataa ñuy tàbbi ci xibaar yi tàggat yaram xam ngeen ne ni ki ëllëg itam commission ad hoc ci assemblée nationale wala nañ mën a sëgg wala déglu ñaari député yi nga xam ne nag dañ leen joxoñ baaraamu tuuma lu ñeel li nga xam ne nag moom moo di trafic bi ci passeport diplomatique bi boobule commission ki nga xam ne moom moo di député bi lee di Cheikh Abdou Mbacké daal dinay rek démissionné ndax la mu jàpp moom moo de la mu undu ak itam lañ ca lëñ bët amul lenn loo xamante ni daal na ko ci neex ci li nga xam ne nag moom moo di doxalin xibaar boobee daañ ci dikkaat ci ñeneen jotaayu xibaar fii ci télévision Futurs Médias ñu wëyal addu itam ci li nga xam ne moom moo di tàggat yaram tey jile Maam Fatou Ndoye lañ ci àndal maam maa ngi lay nuyu bu baax. waaw Cheikh maa ngi lay fay. xibaar yi mu mel ni nag dañu koy doore match wi nga xam ne réew bu Sénégal war na ko amal ak itam réew bu France te ñu nam ko amal ci stade bu olympique bi mu mel ni rëq-rëq yi ba tey mi ngi wéy di am. waaw mën nañ ni mbébét bu am solo la entre jouer benn match entre Sénégal ak France waaye rëq-rëq bi ci gën a am solo mooy ni que période biñ ko yaakaar période boobu day fekk joueurs yi nekk en pleine compétition surtout di jouer loo xam ne mooy mel ni Ligue des champions waaye ni ngeen ko xamee nag stade olympique boobu mi ngi avancé bu baax 70% ci wàllu liggéey bi daanaka pare na donc état bi bëgg ko inaugurer ci mois de février boobu nag ñu bëgg am équipe bu mag boo xam ne day dajeek Sénégal waaye loolu day fekk ni joueur de haut niveau yi en tout cas mën a disponible loolu mën na nekk rëq-rëq te kii di conseiller sport bu ministre Matar Ba moom it gis na ni lu ni mel Mbaye Jacques Diop ñu déglu ko. février 2022 ci la ñu war a jot clé yu stade
du Sénégal maanaam moom lañ ko war a inaugurer mettre ko à la disposition du mouvement sportif mais liñ ci mën a tënk mooy date boobu dina jafe trop ñu libéré ku mel ni Sadio Mané ku mel ni Idrissa Gana Gueye ku mel ni Mendy parce que dañuy jouer li ñuy wax 8e de finale Ligue des champions période boobu. am nañu au moins une pléiade de joueurs boo xam ne éparpillés partout et qui ne sont pas aujourd'hui concernés par les compétitions européennes te war nañu peut-être ñoom ñun tey am nañu ay dirigeants yoo xam ne am nañu taxawaay am nañu mot boo xam ne war nañu mën a dem négocier ji peut-être la libération de certains joueurs pour ñu ñëw mais sinon à défaut ñu xool aussi une équipe locale boo xam ne une équipe nationale c'est toujours une équipe nationale je pense que boo xoolee inauguration wu Léopold Sédar Senghor bi Jeanne d'Arc Jaraaf la woon ñoo ko joué woon en 85 moi je me rappelle très bien donc loolu moo lay woon ni donc dafa des ci archives yi te je pense que aussi mën nañu xëy na xalaat ci loolu su fekkee ne amuñu une équipe nationale wala su fekkee ni peut-être la libération des joueurs dafay poser problème pour cette inauguration du stade du Sénégal. li nga xam ne moom moo di calendrier jour yi laata ñuy wax ci li nga xam ne nag moom moo di CAF bi. waaw loolu moom dëgg la alors CAF moom dafa bëgg yombalal sélectionneurs yi seen wàllu liggéey ndax situation bi ñu nekk ak pandémie bi. day tax souvent day am ay li ñuy woowee ay incertitudes. ci liste joueurs yi loolu tax nag ñu autoriser. ñi nga xam ne ñooy sélectionneurs yi ñu joxe liste 20 joueurs ak juróom-ñett donc balaa ñuy tàmbali compétition bi. comme ça su amee ay défections ak yooyu ñoom ñu mën a réagir dellu si waat ci yeneen joueurs yoo xam ne valide nañu. loolu nag avis Salif Diallo lañ ci jël muy journaliste agence de presse sénégalaise mu ne lu am solo la bien que am na quand même yenn inconvénients ñu déglu Salif Diallo. fee dañ koy comprendre parce que depuis coronavirus bi commencé compétition internationale yu su bëri dañuy nekk sélection yi mën a jël lu ëpp 23 jours. xam ne euro bu amoon si nasaraan yi ñoom 26 la ñu waxoon waxuñu 28 mais 26 la ñu waxoon mais am na benn sélection bu tudd Espagne La Roja ñoom 24 la ñu jëloon parce que ñu ne 24 doy na il est vrai que boo amee lu ëpp 23 moom bu amee ay jours yu am coronavirus wala yu am ay gaañu di nga leen mën a remplacer rapidement ensuite. préparation yi xam nañ ne ci préparation yi entraîneurs yi liste élargie la ñuy def léegi dootoo am problème di dàq ay joueurs ñu ñibbi seen kër 2019 depuis ñu doon dem Égypte xamoon nañ ne Aliou Cissé par exemple yóbboon na 25 joueurs mais dafa mujjee obligé au dernier moment bu bàyyee ñu Sidi Sarr ak Santy Ngom ñu ñibbi loolu day metti ci entraîneur nga def préparation ak joueur nga obligé delloo dax ñaari joueur pour ñibbi donc day metti donc suñu ubbee liste bi à 26 wala à 28 day régler problème boobu mais bon bu ñu demee compétition nag am na benn problème bu muy créer parce que 23 su doon 23 jours la yem mun nga jël 23 yëpp def leen ci feuille de match bi amul benn problème parce que 23 la ñuy accepté mais bu nekkee 26 wala 28 da ngay obligé dàq ñeneen ñi dem toog ci tribune bi loolu nag day créer ay problème ci biir sélection yi. maam ñu des ba tey ci match yi nga xam ne Sénégal France war nañ ko mën a amal ci weeru février xam ngeen ne sànq yaa ngi wax ne que ne am na ay joueurs yoo xamante ni da leen di fekk ci li nga xam ne nag moom moo di ci ay match yu taratar bëri na ci ay sénégalais yoo xamante ni bëgg nañoo xam wala boog jébbal aw bataaxal ndax itam match yi buñ koy daal di tëgg waruñu xool bu baax a baax li nga xam ne moom moo di emploi du temps yu joueurs yi. waaw loolu moom dafa leer xam nga nag li ñu naan le temps de la politique n'est pas le temps du sportif. lañ ko mën a waxee de toute façon tey football international dafa am ay charte yu ko tënk. am na ay fenêtre FIFA ci la ñuy libérer joueurs yi xëy na nag comme ni may wax yéene. ak bëgg def lu rëy. parce que ñi ngi wax sélection France mais man am na ay sax ay information ñuy ne. sélection Portugal sax namu nañ ko fi indi ak ñoom Cristiano Ronaldo loolu aussi ay démarche la xëy na nag kii wax loolu yéeneem la wax bëgg na peut-être inauguration bi am benn dayo. mais du ci période bi ñu ko bëgg peut-être lay mën a nekkee soit ñu décaler ko peut-être def une remise officielle ak les clés en main. ak ñi nga xam ne ñoo ko tabax d'ailleurs stade boobu di waa Turquie équipe Turquie aussi nekk na équipe boo xamante ni am na taxawaay xëy na ñu décaler match amical bi wala match inaugural bi. à une période boo xam ne dina fekk joueurs yi mën a libre mais dans tous les cas. compétition officielle dina fa mën a gaaw a am ndax mars bi. xam nañ ne éliminatoire coupe du monde bi dernier tour bi.
day am donc Sénégal qualifié na donc à la kuli aline Sénégal dina mën a nekk ci stade bu rafet pour def dernier tour boobu noonu pour jéem a dem coupe du monde. ci anam bu mucc ayib la ko Sénégal di amale. jërëjëf maam. donc ñu jeexal peut-être ak ñaari information yoo xam ne xëy na dina intéressé ñi ñuy seetaan. mooy xale bi mu ngi tudd El Hadj Dieye ñu jàpp ni tey la paraphé li nga xam ne mooy premier contrat professionnel am fële ca AS Saint-Étienne donc dañ koy ñaanal di ko encouragé. mi ngi am nag fukki at ak juróom-ñeent moom ci été bi dafa jóge fële ñuy wooye Espoir de Guédiawaye ñëw fële Saint-Étienne ci réserve bi waaye. xarañteem ak bëgg wane li mu mën tax ba Claude Puel di manager u Saint-Étienne décidé signer ko benn contrat professionnel boo xam ne dina entrer donc en vigueur ci début 2022 bi 2 ans la signé moom nag ailier la donc comme ni ma ko waxee mi ngi nekkoon centre de formation Espoir de Guédiawaye ci wàllu actualité ba léegi ñu jàpp ni waa Barça jël nañu coach par intérim muy Sergi Barjuan moom nag fi mu ne nii moo yore réserve bi ndax ni ngeen ko xamee démb commande dañ ko mujj dàq ki ko dàq di Laporta ndax défaite bu amaat ci côté Barcelone nga xam ne dañ ko dóor ci kanam Rayo Vallecano moo ko dóor muy ñetteelu défaite u Barcelone ci fukki journée wu Liga loolu nag moo tax Laporta jël décision séparée wu de Koeman bien que xam nañ ni que Barcelone fi mu ne dafa am ay jafe-jafe ci wàllu koom donc xam naa xaalis bu bëri la ñu war a fay Koeman waaye défaite yi tamit mënul woon continuer kii moo fi nekk en attendant di Sergi Barjuan ñi ngi wax ni que aussi kii nga xam ne mooy Xavi nga xam ne Masia lañ ko formé mu nekkoon milieu de terrain bu rëy ci FC Barcelone mën na nekk futur entraîneur u Barça ni ñu ko xamee Xavi mi ngi fële Al Sadd ca Qatar yaakaar naa ne looloo fi gënoon fës ci wàllu tàggat yaram Cheikh. jërëjëf moom Mame Fatou Ndoye ñu di ko jaajëfal bu baax a baax wëyal jotaay wi addu itam ci leneen loo xamante ni aw ponk la ci xibaar yi muy li nga xam ne moom la yéene kaay xëy fësal. ngeen jëf li ñu doon lam-laamee l'observateur nee nañu sikki sàkk amatu ci waa parti socialiste yi ne woon bu ñuy dem ci local yi ñoo waa Benno Bokk Yaakaar lay doon journal bi mi ngi ñuy xamal ne wax jarandu na Aminata Mbengue Ndiaye ak i mbokkam déposé nañu seenub caution fas yéene demal seen bopp ci local yi keroog altine ci lañu yóbbu caution ba ca caisse dépôt et consignation te sax li tax ba yëf yi yeex yéenekaay bi nee nañu moo di Mame Bounama Sall mi trésorier général bu parti bi moo fi neewuloon journal bi nañu léegi nag mbir yi leer na way wa daanu na socialiste yi bu ñu dem ci local yi déwén yi duñ ci ànd ak waa Benno Bokk Yaakaar Benno Bokk Yaakaar seen njiit di Macky Sall Sud Quotidien nee nañu baatare na ay kartam defi investituram samp ay candidat li ñu dégmati moo di candidat Benno Bokk Yaakaar ca mairie bu Ndakaaru Abdoulaye Diouf Sarr la war a doon Ndar Mansour Faye Kaffrine Abdoulaye Seydou Sow Médina Seydou Gueye Abdoulaye Bibi Baldé ca mairie bu Kolda professeur Moussa Baldé ca conseil départemental bu Kolda journal Les Échos feelu Sud Quotidien ba bind ne Macky Sall teg na ay soam te coow jibul tiiga tojul waaye li mu ñox moo di ci Médina Cheikh Ba di Messi moom la Macky Sall préféré ci Seydou Gueye nga dem ca Kolda Macky dafa zappé Mame Boye Diao jiital Moussa Baldé ak Abdoulaye Bibi Baldé ca Parcelles Assainies kii di Amadou Ba la ñu fas yéene investir ca commune ba ak ci ville ba la sine kaay nañu sagara ngay xeeñ ca Ziguinchor ndax Benoît Sambou ak Seydou Sané yi fa Macky Sall jiital farandoy Doudou Ka yi nee nañu duñu ko dégg Le Quotidien nañu njawit mi ngi desandew xambin ba léegi ci kan mooy doon candidat Benno Bokk Yaakaar ci mairie bu Ndakaaru ndax ba léegi leeragul ci ndax Abdoulaye Diouf Sarr lay doon am ndax Amadou Ba lay doon ca Kaolack moom Le Quotidien nee nañu ki ñu jàpp ne mooy doon candidat Benno Bokk Yaakaar ca mairie ba moo di Mohamed Ndiaye Rahma journal La Tribune nañu Amadou Ba ak Abdoulaye Daouda Diallo ñoom it ñaari adversaire lañu yu wër Macky Sall yoo xam ne seeni mbir du neex a lijjanti ñaari lieutenant yu Macky Sall lañu di ay punkal yu ñu ràññee ci parti APR te duñu jaaroptaal coalition beneen bu toll ci lijjanti boppam Source A nee nañu moo di waa Yewwi Askan Wi ne ñoom it ñoo ngi ciy gisee ay daje ki waxtaan yu dul jeex ngir lijjanti seeni investiture yi ba léegi nag dossier bu Tamba bu Fatick bu Kaolack bu Kees ak bu Ndar waaye yeewee ko guñ ci maanaam ba léegi réglé guñu ko déggoo nañu nag ci ne kii di Ousmane Sonko du doon candidat ca mairie bu Ziguinchor nii ca conseil départemental ba nitam lay investir baa boog mu investir Abdoulaye Baldé su ma déggee waxi forclusion damay réer kàdduy Soham Wardini la ci xët mu njëkku la Sénégal commune bu Warxoox journal Source A nee nañu tànn nañu seenub candidat ubbil yéenekaay bi honorable député Yoro Sow mi maire bu Warxoox la gaañi ne duñu ko bàyyi duñu tàggoo ak moom dañuy dem ak moom ba xoox ca Warxoox yéenekaay bi nañu lu toll ci juróom-ñaar fukki chef de village ay association ay groupement féminin ndawi dëkk ba ak waa Benno Bokk Yaakaar yi ca commune ba mu di waa APR di waa parti socialiste di waa FDP waa URD waa LD ba ci waa LDR Yees
yeesal ñoom ñëpp ànd déggoo ci tànn Yoro Sow investir ko ngir joxaat ko beneen mandat ca boppu mairie ba lan la góor gi di Abdoulaye Wade làq ni candidat ca mairie bu Ndakaaru laaj la bu journal Vox Populi xëy samp ci xët mu njëkk ba di ñu xibaar ne ci lu yàggatul dara Abdoulaye Wade dina ñibbisi Ndakaaru ngir doxal campagne bu waa Wallu yéenekaay bi nañu li ko leer moo di tànneefu candidat bi ci mairie bu Ndakaaru nar naa jur ci géew politique bi ay rëg-rëg yu dul jeex mbër mi di rëg-rëg moom la sunu lambu xëyee waa ji dóoroon Bombardier mu daanu ci MMA ba di Pudzianowski rëg-rëg nee na moom la soxla bu ñu ko joxee contrat bi day gëmm siñu ko te bu jàppee waa ji da koy coop ci 3 minutes la koy defal bagage. jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye ñu sant ko bu baax a baax gërëm ko mbokk yi fii la ñuy jaar daal di buural jotaay wi di rafetlu bu baax a baax ànd wi nga xam ne àndoon ngeen ko ak ñun ñu leen ko doon digtal rédaction bu télévision Futur Média 19h30 20h daañu fi dellusiwaat ngir jukkil leen ay xibaar way leen di des ak programme télévision Futur Média Pape mën nga jàll ñu bàyyi leen ak moom Pape Cheikh Diallo mu wéyal li nga xam ne moom moo di Midi Plus jërëjëf Pape ma bàyyi la nga wéyal tey ki nga xam ne moom moo di Astou Ndour International ngay dalal ànd ci ak Mame Fatou Ndoye